feebar bi dama nekkoon fii Dakar laa doon sëy yàlla dogal ma daanu woon ci étage 3e étage bi may daanu nag amewuma feebar bi dama daanu après sama perte sama ay pied sama ay tànk yàlla dogal biñ ma yóbboo principal ñu sama yi yëpp dafa damoon ñu tabax ko mais comme mun ma woon déplacé wu ñu defal ma sonde may tuur ndox ak sonde bi. 2006 dama doon accouché piqué crise daanu ci buntu douche nekk dans le coma boobu matuma sax bi ma demee ñu may accouché bi ma demee ba mu piqué crise ñu takk sama tànk yi takk sama loxo yi léegi ma nekk fa 4 jours ñu soog a jëli bébé bi loolu yëpp man maa ngi nelaw yëguma ci dara def naa fa 3 mois nag ci accouchement boobu après bi ma commencé di yeewu ndànk-ndànk ma jaaxle di xalaat lu ma indi fii su ma taxawee ma gis ndox bi di sotteeku. parce que boobu li tax mu xaw compliqué da ngay gis ñoo xam ne double fistule la ñuy am du tuur ndox rek de du ñu mën a téye tuur ndox du ñu mën a téye cabinet ñooy bokk même place kon jaam lu ko dal na ko sant yàlla parce que tey man maa ngi jooy bi mais am na sama nawle yoo xam ne tey ñoom boobu la ñu amee. kon bi may dal 15 ans laa am may accouché daanu crise accouché mu metti ma nekk ak sama yaay man sama papa dafa gaañu waaye sama taaw yaay mooy sama taaw papa am ñaar rek yi jigéen kese sama yaay amul doole si yoon bu ma yàlla maye woon dara man maa ko war a jàppale mais bu la yàlla tegee nattu sa yaay amul doole day gën a jaaxle man surtout sama yaay laay kii moom laay yërëm man garaawut yàlla moo ma ko teg te gëm naa ne dina ko teggi su ma ko gëmee day dëñ. ñuy jël couche ñoo ma gën a méttile parce que man sama appareil benn 3750 laa koy jënde comme ni ma la ko waxee ñuy jël couche original yi benn 800 lay jar nga di si jël 4 par jour calculer ko ñaata la nga xool weer bi ñaata la. te feebar itam dañoo bëri te wute ku nekk ak ni nga koy dundee ku nekk ak nim la dalee ak ni muy ñëwee waaw noonu lay utee ci faj bi tamit ñi dañuy soxla ay couche ñi ay appareil opération bi da nga koy opérer ba 20 fois sax. mais du am sax tane du wér. premier jour bi ma njëkk a dem ak docteur Amdi Diamé mu defal ma consultation mu wax ma yow opération ngay am léegi yàlla dogal ñu opéré ma léegi tëddaay bu yàgg bi ma tëdd parce que 97 laa daanu feebar bi la 27 août donc ba 2007 su ma juumul defe naa 10 ans la su ma juumul loolu yëpp maa ngi ak sonde bi man comprendre ma woon danger bi. waaw léegi nag ndekete nag yàgg ba mu yàgg si man ak segg yi muy segg tuur ndox yi def na xeer fi nga xam ne fi la tuur ndox yi war a jaar ok léegi nag bi ma demee nag ñu xotti ñu si sidditu sawukaay bi ñu xotti nag génne xeer bi pour fermer waat ko affaire bi nekkaat normal docteur bi téye ma si hôpital bi fukki fan ak juróom-benn mais ay minutes si guddi rek affaire bi deñaat man comprendre ma mu gën a compliqué nag gën a ñëw ak doole. metti torop waaw léegi docteur bi ñëw wax ma da ngay génn ma ne ko ak situation bi mu ni waaw ma ne ko loolu mënul nekk mu naxtaan wax ma dem 3 jours ma ñëwaat ne ko docteur man mënuma tëdd nii sama kër ma léegi dama lay bindal këyit nga dem CTO donc ma ñëw CTO tase ak docteur Mohamed Diallo mu ni ma donc lii tax mu xaw compliqué tànk yi mënuñu la bàyyi noonu te suñu opéré wul nga bëgg di toog tuur ndox yi di ñëw yeneen feebar la lay indil mais bu ñu waxtaanee suñu biir rek solution dina am après nag ñoom ci lañ waxtaan ci seen biir ñu trouver solution mais man actuellement mënatuma tuur ndox voie normale non voie normale non waaw non mënatuma tuur ndox voie normale comme ni ma yàlla bindoon mënatul nekk donc ñu def orientation opération bi beneen côté ci man waaw kay léegi man noonu laa koy dundee donc di jël sama ay garab mais duma tàggoog moom garab yi à vie la à vie waaw waxuñu ma ko direct pour dala sama xel mais man xam naa ni à vie la man xam naa ni à vie la waaw. xaw ma woon sax lan mooy cause feebar bi waaw loolu moo ma gënoon marqué nag parce que xaw ma lan la pour man luy passé la ma doonoon koo xam ne nag bëgguma koo wone bëgguma koo manifester bëgguma nit ñi di ma yërëm ndax man yàlla daf maa natoo bëgg àdduna ndax nii may demee nii rek ku ma waxul fistule la am munoo koo liir sama yaram mais ñi nga xam ne dañ maa war a jàppale. te ñooñu tamit buñ ma gisee di ma yërëm xam nga métit boobu du yomb pour nga muñ ko ba pare nga nekk ci këri famille di sëy soo feebaree maa ngi sëy ba tey waaw maa ngi sama
moom bëggee na ma noonu gaa mais xam nga am na loo xam ne jigéen mënu koo demaale waaw man loolu daf may gêner damay déranger mais moom déranger wu ko mais ci moom gëm na sama feebar mais entourage am gëmuñ sama feebar dañuy wax damay tappale parce que feebar réew mi ñu toll nii boo feebaree rek te gisuñ ko sa yaram tant que yow tëddoo bañ la yëkkati di la tëral yërëmuñ la pour yow feebar bi des na. am na ay détails yu nekk ci man ay wéradi ak yàgg bi poche bi yàgg ci man commencé fi mu tege commencé am ay problème garab yi c'est-à-dire li tax mu compliqué ay appareil la appareil yi soo ko dee jël li tax mu metti benn bu nekk 2007 bi may opéré appareil yi mi ngi doon jar benn 2000 wala 1950 wala 2050 même si 2007 boobu la ñu ko yokk benn 3750 nga koy jënde par 5 jours yu nekk da ngay jënd col da ngay jënd compresse da ngay jënd éther da ngay jënd ay comprimés yooyu naan pour daw yenn microbe yi. nga bu fekkoon sax koo xam ne xëy na jóg yomb na la mu tane mais yaa ngi dund situation handicap pareegul bee ñëw tegewaat ci tànk yi musul am faj taluma ko mitit rek la nekkee donc da ngay xool bi nga xam ni soo ko réglé wut mën na la loraale keneen nga attaqué ba parce que temps nga xëy na mitit bi ci man rek lay yem man maa koy yëg ku ma ko waxul doo ko xam wala nga xool ma comme nii mu neewi nga xam ni metti na mais bee su ma bàyyee dinaa lor sama bopp lor sama yaay lor sama ay rakk ak néeg bi may tëdd parce que yombul donc li ngay dégager da nga koy partager ak ñeneen mais su dee méttitu tànk yi yow la rek kon kooku delloo ko sa borom moo tax tànk yi musuma ko sóoraale musul am faj toujours metti toujours néewi toujours ay koor mais man bii mooy sama problème parce que bii tey su ma amul appareil bi du xalaatuma génn sama kër mënuma ko tane woon na sax année yi ci ginnaaw parce que doon naa def ay effort yore sama bitik di jaay jënd sama ay xar mais bi situation dëkk bi taxawee nga xam ni feebar bi mu ngi fi ñu wér sax dañuy toog estomac ñu wérul sama bitik tey bu ma ko photo woon wan la ko danga naan ma déedéet ay étagère yu vide moo fa nekk. nañ man mi opéré naa ñaari yoon mais amul changement fi mu ne dañ maa proposé appareil te loolu tam day laajaat opération bi garaawul parce que opération bi faj bi mu ngi foofu doo fay amul fay mais boo bëggee jënd appareil te yow sa doole demeewut noonu day compliqué appareil bu commencé 150 000 250 000 foo koy jëlee. il faut que état jàpp ci wala autorité yi bonne volonté ñi nga xam ne yàlla may na leen daal ñu dimbale ñu te yàlla rek tax. saa yu ma xëyee saa yu ma yeew bu ma nelawee mooy nan laay def ba toog ak Abdoulaye Diop Sarr man Aïda saa yu ma xëyee naka laay def ba toog ak ministre Mariama Sarr mooy samay acte suba gu ma xëyee naka laay def ba toog ak Ndeye Sali Diop mais gaa sax gis ko jafewut parce que jox naa ko lettre bu yàgg mais milieu bi ñu tase du milieu détail donc man jóg bi jaaxaluma moyen de transport bi tamit yàlla bari na sutura mais sama déplacement yombul place bu ma dem niñ may def duma neex te mënuma xëccoo te ki ñu teg ci buntu lañu ko sant loolu lay def boo ko dépassé yaa ko tooñ te it bëgguma kilifa toog këram ma jekki ni dara perturbé ko bëgguma ko li ma man kay mooy def effort parce que am na ci ñoo xam ne def naa effort ba am seen numéro directeur cabinet mais réponse bi neexul même tey jii rek fi ma jóge nii pour bañ a compliquer ay affaires yu graaw lañ fa fekk bërki démb dem nañ ci benn place benn télé bu mag ñu dem fa toog mais visili nit ñu njëkk a teeroo maar day taal chaque vendredi dama am habitude sol yére bu weex barke alxuraanu karim li ma sol ci taatu garab gi fi ma toog fa la ma taw bi fekk ba damaa yàqu ka fa nekk responsable mu wóor ma ni man kii kenn gënu ko fee mag ba ma yónnee kii woo ko dañoo sànni loxo est-ce que dinaa fa demaat. yombul de feebar bi pour mu dal la nit mun laa gis rek accueillir la boole la ci boppam yombul de metti na torop dañ lay beddi ñu lay isolé mais ci kaw tam yow nga gëm sa bopp rek yow mi mu dal nga xam ne lii feebar la yàlla moo la ko teg da koy teggi. lu ma ci mës a dund de moom yàggul dara sax lu ma marqué parce que dama toog ba ci yàgg rek pour man maa ngi desee 4 poches ndekete 3 laa des non astafurlah pour man 2 laa dese non pour man 3 laa dese ndekete 2 laa dese donc monté naa benn bi mu des benn bi
ma ne balaa bii di yàqu ba may monter bee dinaa régler pour ma dem jëndiwaat beneen bi sama xel génn si léegi bi ma dindee bi ma monter beneen bi contrôlé wu ma fi ma koy denc xam nga bu tàngee ba tàng ak ñaq bi su laalee col bi day décoller am na côté yoo xam ne su deñee di nga ko mën a defar mais côté bi mu deñee neexut a defar jour boobu damaa doyal si àdduna dama doyal dafa metti automatiquement laa lijjanti ñu ñëw kees ñu ni amul ñu dem ñaari pharmacie yi koy jaay pour bañ a publicité ñu ni amul Dakar laa mujj yónnee lu ko gën a metti pour ma am ko muy lu compliqué te naa ko sant yàlla parce que am na ñoo xam ne fii may waxee yow barke yonent bi suñu amul appareil yi mbuus la ñuy jël di ko si taf te mbuus mënu ko tee fii may waxee yow am na ku nekk Fatick bi may ñëw si oto bi la ma kenn woo xamal ma ni ma mënut génn parce que amul appareil lu ko gën a metti ñun bëgguñu dara suñuy kilifa suñuy autorité nañ ñu jàppale te yàlla tax ñu am garab yi bonne volonté yi ñu leen di ñaan néewuñu bu ñu kenn may couche ak poche waxuñu lool de ku ñu ko may ñu sant yàlla parce que tey suñu amoon couche am appareil teg ko fee suñu amee suñu formation bu ko defee dinañu arranger balaa ñuy laal li ñu am fekk lii sori na ñu mën a am loo xam ni dinañ si jàpp pour avancer. képp ku ñu dégg daal fi ñu koy jàllale nii si Na TV fii nga dimbale ñu parce que soxla nañ ko du ñun kese nag ñii ñu ngi Tamba ñii ñu ngi Casamance ñii ñu ngi Kaffrine man maa ngi Kaolack dañoo tasaaroo am na sax ñoo xam ne xamuñ ko mais comme créé nañ association dañoo bëgg ñun bu ñu waxee tamit ku nëbbatu woon nga génn ndax feebar bi dafa doon loo xam ne mënoo tëb rek génn surtout soo xamut fooy jaar moo looloo yokk tax ñun ñu créé association bi di ñemee wax di génn pour ku làqatu woon nga génn bëgg ñëpp jàppale ñu nag surtout faj bi couche yi ordonnance yi cher na opération yeeg yëpp day laaj dimbal waa appareil yeeg yëpp fi mu nekk nii presque malade yëpp appareil lañ leen wax nañ ko jënd sauf moom ñu ci bëri am na ñoo xam ne mën nañ maa jur opéré nañ juróom-ñetti yoon amuñ sax tane te ay borom kër lañ yore njaboot ci jigéen dafa metti man mën naa ne man maa si gën a doon xale. ni ñu def ñun ba ñu may ñu ñun personnes handicapées ñu am carte égalité des chances di am bourse familiale par mois nañu ñu jàppale may ko femmes yi amee fistule ñu am carte égalité des chances am bourse familiale nga xam ni tey bu ñu feebaree dem ci hôpital yi du ñu am problème ñun nee naa la sànq CTO booy opérer fistule doo fay mais nag avant opérer consultation avant opérer dagg ticket avant opérer def rajo. te loolu docteur bi mënu la confirmer ni la nanga mala dal te defoo lool te loolu boo koy def da ngay fay kon nañu ñu dimbali fi sabilillahi ñun femmes yi amee fistule comme ñun personnes handicapées ni ñu amee carte égalité des chances ñu maye ko femmes yi am fistule noonu carte égalité des chances. di joxe waale en même temps suñ numéro téléphone pour ñun ñëpp ñu doon benn. di sant Na TV di leen gërëm ak ci yombalal gi. ak respect bi ak question yu normal yi parce que nag su ma la ko waxee am na ay années ci ginnaaw suñu journée 23 mai bu ñëwee sooy déglu rajo yow mi feebar bi dal da ngay bëgg a jël paaka jam sa bopp ndax question yi niñ la koy posé ak ñi nga xam ne dañ leen di romb ci mbedd bi di leen tàllal micro te maîtriser wuñ ko nañ ciy répondre waaye nag lu ñuy gën di dem rek xale journaliste yi gën a am expérience man su ma la nee xale yi dañuy génn université ñu yabal leen ngaay ñu ñëw ci man di def seen thèse nga ni déedéet te ak respect dañuy ñëw sax di dem nga xam ni kii xale la day jàng nga may ko paas mu yëkkatiwaat jox la donc loolu ñoo ngi leen ciy sant di leen ci gërëm di leen ñaanal yàlla na liggéey bi barkeel télé bi yàlla na bokk ci télé yi àdduna yépp di dégg xol sedd na parce que accueil rek moo am solo di la sant bu baax sama mbokk ngaay bi si yombal gi di sant sama nawle jigéen bi di sant sama doom yi yéen ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm. ayca gis ngeen ko ñoo ko dundandoo muy loo xam ne si ne lu metti la dal suñu mbokk jigéen yi nga xam ne metti na lool ku nekk xam ne feebar bi nga xam ne moom moo leen dal nii metti na trop waaye nag ñu ngi ci woo ministre de la santé mu jàppale leen bu baax a baax képp koo xam ne si ne rek doomi réew mi nga te nekk ci réew mi te war leen a mën a jàppale ñu ngi lay ñaan rek nga jàppale leen parce que ay jigéen lañu te ku nekk xam ne jigéen dooleem bariwul waaye nag ñu leen koy ñaan rek ñu ngi nii Nabou Diagne yow tamit ñoo ngi la koy ñaan bu baax a baax chéri monsieur Sylla ñu ngi lay ñaan yow tamit nga jàpp si bu baax a baax Na TV la woon nag indil leen li nga xam ne mooy jafe-jafe yi nga xam ne moo nekk ci réew mi waaye rawatina suñu mbokk jigéen yi nga xam ne affaire bi dal na leen mu metti lool ku nekk xam ne li leen dal metti na waaye nag
jaam ak pexem yàlla ak dogalam te nangu nañu dogal bi bu baax a baax a baax di ñaan rek képp koo xam ne si ne autorité nga rek képp koo xam ne si ne rek mën nga leen a jàppale ñi ngi lay ñaan ci darajay Seydina Muhammad nga jàppale leen ndaxte soxla nañu ko.